waaw chaise anglaise peinture carreau lampe yu leer nañ climatiseur siwo bati la siwo bati dara fi jaarati siwo bati la siwo bati la siwo bati la siwo bati la daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siyo Bati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam chaise anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyau ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siyobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siyo Bati votre quincaillerie de référence. ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy seetaan à chaque fois rek sur Lutte TV ak yeneen sites yëpp tey ginnaaw bu ñu leen nuyu rek di leen ziar di am mbégte ak contentement di leen saa su ne say programme Lutte TV. te nag yaakaar naa ne ndaje bu ngeen ko gisee xam ne ndaje waxtaan la ndaje jàmm la kii ñu dalal nag tey ku xam-xam ko si njabootu làmb waaye nag tey yaakaar naa ne li ñu fi andi génnul si làmb parce que culture la bokk te làmb yaakaar naa ne kenn mënu ko génne si culture muy Leyti Seno Mbélo Nguith nekk manager rek si MMA nekk opérateur économique ak yeneen waaye avant dara dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy seetaan sur Lutte TV Leyti Seno maa ngi lay nuyu di la ziar. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci ñoom di baalu ñëpp àq te di baal ñëpp àq di nuyu di beral cant akub nuyoo waa Séeréer rajo di ko teg ci loxo Tamsir Diouf di nuyu waa Sokone TV di nuyu aussi waa Lutte TV ak waa Sénégal nga xamante ni ci lépp loo xamante ni ci la ñu nekk rek dañ ciy ànd ak ñun kon maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ne wax dëgg yàlla mention spéciale di leen ñaanal jàmm ju bare. waaw di leen ñaanal jàmm ju bare mu mel ni nag tey ndaje bi tey dafa ala daw mais parce que yaakaar naa ne Séeréer rajo nekk une rajo ba nga xamante ni tey dafa basé wu fële sa Angleterre. ñoom nag ñoo jóg fas yéene def li nga xamante ni tey moo di social waaye social bi dañ koy def jëmale ko si artistes séeréer yi nga xamante ni tey ñu ngi si biir Sénégal parce que gis nañ ne depuis ba Covid bu ñëwee ba tey dañ leen xaw a léser ñoom artistes séeréer yi séeréer rajo nag comme que rajo la boo xamante ni tey ni ñu ko waxee rek rajo séeréer la bu nekk fële sa Angleterre ñoom tamit ne jóg ne dañuy taxaw artistes séeréer yi nga xamante ni tey jàpp nañ ne ñoom tam bokk nañ si ñi Covid bi gën a impacté yaakaar naa ne loolu Leyti bokk na si li gën a tax ngeen ñëw fii tey toog ngir andi ci ay leeral si mbokku internet waaye rawatina mbokku Sénégal yëpp. waaw alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla bu baax rek doole waat julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Séeréer rajo njiital li ca Londres di Tamsir Diouf man yàlla dogal man may directeur bi fii nii nekk Afrique benn rajo la boo xamante ni online rajo la maanaam rajo en ligne boo xamante ni lépp luy séeréer rek moom mooy li nga xamante ni moom moo ko tax a jóg ma leen di wax ne initié nañ loo xamante ni wax dëgg yàlla jàpp naa ne séeréer bépp séeréer boo xamante ni nekk nga ci Sénégal wala nga nekk Gambie wala nga nekk Mauritanie jàpp naa ne di nga ca gis sa bopp war nga caa sant yàlla lii nag duñ ne guléet ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu saxal ñu ci social bi nga xamante ni à chaque fois rek dañ koy jéem Séeréer rajo nag jóg na taxawee ñaari tànk di xool ak yore ay loxoom pour fas yéene def jaloore bu mot sëkk boo xamante ni da koy defal ay mbokkam ñan la koy defal mooy artiste séeréer yi nga xamante ni maanaam ñu ngi yëngu ci culture bi ñi nga xamante ni tey bu leen neexoon def ni Leyti doone ay homme d'affaires culture ba réer nax saay suñ cosaan dem yoonam defuñu ko fi Leyti doone defi leneen ñoom dañ ñoo téyal culture bi di ko jëfe di ko waxee di ci dox di ci def le maximum kon ñooñu tey am nañu déjà ngërëm cant ak ngërëm ñeel na leen kon bu ñu demee ba tey lii ñuy wax Covid 19
daal di ñëw lëmbee adduna bi depuis 2019 ba léegi mu gën a impacté ñi nga xamante ni ñoom ñooy artistes yi donc il était temps pour que ñu jéem a xool ban solution moom lañ leen di trouver métti na trop ba confinement ñëwee la ñu njëkk a arrêté moom mooy lépp lu nekkoon ay affaire manifestation ak ñoomin seen yooyu benn lañu ñoom mënuñoo forcer il fallait que ñoom ñëpp ñu toog di xaar ku ne 2019 ne 2020 ba tey 2021 daanaka sax ñuy wax ne quelques mois moo des pour ñu jëm 2022 ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu teggil ñu nattu bi dindil ñu mbas mi jeexal ko fépp ci àdduna bi ndax ku nekk mun a dellu ci sa liggéey ba mu xewee nag ci la Séeréer rajo jël ay initiative am daal di ne daal man am na loo xamante ni moom laa bëgg a def pour dimbalee ko ñi nga xamante ni moom mooy sama njaboot ci lañ lancé woon benn plateforme bu ñuy wax GoFundMe lancé ko itam ca Londres ña fa nekk li ma leen di santé ak di leen ñaanal am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax aujourd'hui ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk a participer ci plateforme GoFundMe bi mun naa wax ne xëy na sax est-ce que mus nañoo ñëw Sénégal loolu lu mët a lijjanti la kon xamuñu artiste séeréer xamuñu fu séeréer ne waaye am nañu ay vidéo yoo xamante ni jot nañu ko xam que ne kat ñii wax dëgg yàlla ñu mët a jàppale lañ ñu jar a jàppale lañu ci lañ daal di génnee ci seeni ay ñaq seeni ay moyens ba dajaleel ñu benn somme boo xamante ni comme ni ma koy faral di wax gars yi buñ ci amee montant boo xamante ni tey mun nga koo def mise poids lourd ak mise poids léger kon loolu jàpp naa ne wax dëgg la war nañ leen a ñaanal yàlla fa mu jóge yàlla delloo ko fa ñu am ca ndam lu rëy yàlla na leen yàlla dimbali ca lañ lancé plateforme boobu noonu donc liñ fa jot a dajale yónnee nañu ko ba yegsi na ñun ci suñu ay loxo ñun itam nag ñu jugé nécessaire ne wax dëgg yàlla nag bët bu rusul toj tàmbalee ko ci man mii nga xamante ni man may def tey jii nii point de presse bi may ñaan suñu mbokk séeréer yi nga xamante ni ñoo nekk fii te seen loxo jot seen ginnaaw bonne volonté yi lii day artiste séeréer yi lañ koy defaluñ ko keneen ci liste WhatsApp bi nga xamante ni moom la ñu am groupe WhatsApp lépp c'est palpable vérifiable am nañ fa daanaka lu tolloog une 50aine d'artistes yoo xamante nii ñoom wax dëgg yàlla aar bi moom moo leen ñor du lenn moo ko lal nag encore une fois pour ñu wax ko mu leer lu dul dimbali les artistes séeréer rajo moom moo ko initié ak njiital Tamsir Diouf mi nga xamante ni moom moo nekk ca Londres di profito di nuyuwaale ñoom Doudou Diouf ñoom Mamadou Diouf di nuyuwaale képp koo xamante ni yaa ngi ci séeréer rajo wala yaa ngi ci séeréer réseau centre wala nga nekk ci séeréer rajo groupe moo xam WhatsApp wala moo xam artiste ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen wax ne leen kat mbir mi yegsi na ak jàmm ñun itam ñun ñi nag suñ loxo fi mu nekk nii ñu ngi jéem a continuer ma ci woo ñëpp képp koo xamante nii séeréer ñor na la ceereer ne belang comme ne waagan ma layit te séentu woo ci dara lu dul séeréer la ñor maa ngi lay woo pour nga ñëw jàppale artiste séeréer yi li ñu jot a dajale dañ koy jënd dund lu mel ni ceeb dawlin ak leneen loo xamante ni mun na caa am incha allahu rabbi séddale leen ko dimanche le 22 août incha allahu rabbi ca arène Adrien Senghor bi nga xamante ni moom moo nekk Grand Yoff loolooy li nga xamante ni tey moo waral point de presse bi encore une fois rek ma ci woo ñëpp bàyyiwuma mbër bàyyiwuma homme d'affaires képp koo xamante ni daal séeréer ñor na la ñi gàddu cosaan bi teel ñu ko képp koo xamante ni ñor nañu la rek buntu bi ubbeeku na amul xaj ak seen amul fii laa dëkk amul fii laa bokk ñun wutuñu ku bokk gauche wutuñu ku bokk droite képp koo xamante ni séeréer ñor na la ñëwoon nga jàppale artiste séeréer yi lépp lu fi waaye indi itam incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dana dellu ci artiste séeréer yi jusqu'au dernier centime benn 1000 francs du fi des benn 100 francs du fi des lépp danañ ko jëf dund jox ko artiste séeréer yi lu waaye indi nag baax na ku mu neex jënd dund bi directement indi ko Adrien Senghor boo ñëwee ñu séddale ko nañ ko war a séddalee ku mu neex la ngay joxe xamal ne itam dund lañ koy soppi rek
dajale ko jox ko artistes yi ndax ku ne xam na ne jamono ji nag métti na ci période de crise la ñu nekk ku ne xam na loolu crise boobu noonu laal na àdduna bépp loolu ku ne xam na ko rawatina nag suñu artistes séeréer yi nga xamante ni amuñ woon dara lu dul wax dëgg yàlla li nga xamante ni moom mooy xeetu manifestation yi nii ba àddina di dox 5-5 ku ne xam na ne mois d'août ci boppam ñi ko xamul bariwul kon yaakaar naa ne bu ñëwee tey ba le 22 août ñu fay séddale ay dund jàpp naa ne c'est bien le moment c'est le bon moment kon yàlla nañu yàlla jàppale defal ñu jàmm ñu ngi woo ñëpp. di sant ñëpp di gërëm ñëpp itam nag. ñi fi andi seen ñax fi mu jógee yàlla na lu ko ëpp wutu ko waaye recensement bi est-ce que maanaam yomboon na parce que tey yaakaar naa ne boo nee artiste séeréer rek day yaatu mais est-ce que recensement bi yomboon na si yéen tey ba ngeen mën a maanaam mobiliser lu tolloog ni nga ko waxee rek juróom fukki artistes yooyu ngeen jàpp ne ay artistes séeréer lañ pour ñu ñëw bokk ci li nga xamante ni moo di social bi ngeen di bëgg a def. musul yomb. donte musul jafe ndax ñun ñëpp benn lañu waaye nag musul yomb loolu dañ ciy beral ak cant di wax ne mention spéciale à DJ Mac ñu gën koo xam ci Makayre Ndiaye te mu nekk Sokone TV dañ ko ciy beral loxo dañ ko ciy beral ak cant bu baax a baax ndax il se sacrifiait corps et âme fu nekk maag moom dugg nañ fa pour jéem a mun a lijjanti loolu. période bi ñuy waaj pour créer artistes yi naka la ñuy fexe ba yóbbu leen grand théâtre décarcassé wu na noo munti xalaatee pour loolu mun a réussir malheureusement mbas mi ñëw ak yeneen beaucoup de projets yoo xamante nii vraiment c'était pour le monde séeréer te comme li ma la wax nag séentuwuñ ci dara bu leen neexee sax bu ñu kenn wax jërëjëf kon moom def na ci wax dëgg yàlla li nga xamante ni liggéey bu mucc ayib ñu koy sant di ko gërëm ndax fexe na ba ñëpp ñu recensé leen mu doon benn kuy riiti kuy woy lamb kuy guitare ak yeneen bépp xeetu cosaan boo xamante nii rek xeetu cosaanu séeréer la ñëpp ñu ngi ci groupe bi te incha allah rabi le 22 bu ñëpp ñëwandooyee di ngeen xam ndax liñ leen wax nekk na wala nekkul arène Adrien Senghor ñëpp ko xam di wax rek na itam mbas mi moo tax ñuy dimbali waate ñu continuer di respecter les mesures barrières incha allahu rabi itam képp koo xamante ni bëgg nga ñëw assister cérémonie bi nga dimbali ñu rek gel yomb na masque yomb na ku nekk rek respecter les mesures barrières ñëw jël la nga xamante ni moom nga fay jël defuñu fa dara nag amul xumbaare amul dara li ñuy def rek mooy cérémonie de remise de dons ku nekk rek ñibbi waat sa kër ci jàmm loolee mooy li nga xamante ni moom la ñu woote. cérémonie de remise de dons ñu gis ne ren amoon na fond Covid boo xamante ni dañ ko alloué woon ñi nga xamante ni moo di artistes yi Sénégal waaye dañu gis ne ni mu ko waxee sànq rek les artistes séeréer ni nga ko mën a waxee sont un peu laissés en rade est-ce que tey def ngeen ay jéego ngir tey approché lu si mel ni ministère de la culture ak yeneen ministères yi nga xamante ni tey maanaam tey dañuy yëngatu si wàllu social ak yu demee noonu ngir ñu mën leen dooleel si li ngeen jëm nii. waaw xam nga maanaam comme li ma la wax mooy li ci nekk lii séeréer rajo moo ko initié séeréer rajo bu ma ko waxee tey jàpp naa ne képp koo xamante ni séeréer ñor na la te laloo ca benn intérêt daanaka d'abord moo tax ñuy wax donc ñun ay bonne volonté lañu rek ñoo xamante ni ku ci nekk da ngaa indi sab ñàq point bañ naa ko ba damay wax gars yi ne leen képp koo xamante ni xëy na da nga cay lal intérêt pour bu ëllëgee nañ ma ci xam wala bu ëllëgee nañ ma ci jàppale gauche wala droite moom soxlawul ñun li ñuy def dañ leen koy defal rek ngir yàlla ak jëmmu séeréer artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu teel suñu culture. dégagé woon nañ benn fonds jot nañ te ñoom jotuñu ko ñoom artistes yi yaakaar naa ne ils sont les mieux placés pour wax dëgg yàlla jéem a tontu ci question boobu noonu ndax nag ci réew mi la ñu bokk te ku ne ministre de la culture xam na ñëpp la joboote. kon bu ñu jógee foofu noonu tey comme ñu bëgg a andi seen don nan lañ mën a def tey ngir jot leen su fekkee dafa am numéro boo xamante ni tey dañ fay woote wala dañ fay dugal xaalis wala nan lañ ñu mën a def tey pour contacter leen. waaw li ñu mun a wax rek mooy comme tey jii nii ñi nekk Angleterre ñoom yónnee nañ ma xaalis bi aujourd'hui daanaka mënatuma chercher de midi à 14h donte sax loolu yëpp préparé wuñu ko woon mais tey képp koo xamante ni bëgg nga def don sama numéro. c'est le 77 646 12 05 77 646 12 05 musuma ko nangoo joxe fenn nag waaye situation oblige
te comme wax dëgg yàlla yaakaar nañ ma ci te bëgg nañ incha allah rabi mu réussir lépp lu leen waaye yéene ñoom ñu mun cee jot looloo tax rek je suis obligé ma def ko. mais comme ni ma ko waxee rek arène Adrien Senghor ñëpp ko xam Grand Yoff la nekk boo xasee yegg Grand Yoff koo ne lambu séeréer dana la ne fee la koo ne arène Adrien Senghor xam na ko lépp lu waay bëgg a indi bu la neexee teg ko ci sa oto wala teg ko ci sa wotiir wala teg ko ci sa saretu mbaam indil ko sa bopp ba buntu Adrien Senghor boo ñëwee di ñu fa fekk. boo ju fa fekkul boo laajte itam dina am koo xamante ne dañ la ko adressé nga tegal leen ko fa incha allahu rabi ñu leen bu soobee yàlla ñu ngi koy def nag ci suba gi rek waaw dañ ko bëgg a def ci suba gi bu ko defee nga xamante ni maanaam kenn du ci am jafe-jafe. incha allah kon ñoo ngi lay jaajëfal. jërëjëf. jërëjëf Layty Sène directeur Séeréer rajo si point de presse bi nga xam ne tey jagleel nga ko ñu la doon laaj rek ndax da ngeen def ñaari mbir yoo xam ne si biir Sénégal guléet. benn bi mooy dajale artiste séeréer yi nga xam ne xam nga artiste des fois dañuy dawlante seen diggante du ñu jegelante ngeen boole lu tolloog 50 artistes ñoo xam ne si benn panel guddeeg bëccëg ñu siy waxtaan. ñu demaat encore ngeen ñëw indi don bu mel nii amul benn télé wala benn rajo boo xam ne mës naa def lu meles nii jagleel ko artiste te artistes yi nag téye nañ si lu bëri tey en tant que directeur séeréer rajo seen mission mooy accompagner les artistes seen mission mooy que ne la culture tey jii nii ngeen def loo xam ne gulet la ñuy wax ñaari mbir yoo xam ne yombul est-ce que mënees ngeen see ñëwaat bu baax a baax si film bi. waaw li tax ñu def loolu rek mooy tey comme ni nga ko waxee da ngaa jeexal wax ji. xam nga li fi indi anglais indi fi espagnol indi fi français indi fi arabe moo fi indi séeréer képp nag dafa jot nag wala sax mu ngay bëgg a paase ñu gëm suñu bopp xam li ñu am xam ne kenn gënuñu ci gàttal kon yaakaar naa ne on est benn ethnie boo xamante ni ethnie bu digne comme yeneen ethnie yëpp digne am nañ fulla am nañ fayda nangu nañoo liggéey. te yaakaar naa ne nangu nañoo jaamu yàlla kon yaakaar naa ne lii mooy li nga xamante nii mooy base bi ci àddina kon jàpp naa ne tey aujourd'hui métti na méttiwul nga dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy say mbokk pour ngeen ànd jéego dox jëm ci kanam que ça soit comme ni ñu koy mun a waxee séeréeru saafen baak séeréeru ndut baak séeréeru sin baak ñoomin ka baak peefay baak ñépp a ci bokk yam kum ci munti doon rek wax dëgg yàlla séeréer rek moom ngay doon kon yaakaar naa ne tey ñun ñëpp ñoo war nañoo ànd bokk ndey ak baay war nañoo ànd itam bokk ndey ak baay liggéey àndandoo jàppalante te xam ne tey jii nii kat bari na fi xeet yoo xamante nii li leen di jàlle mooy jàppalante rek ci seeni biir bu ñu jàppalante ci suñu biir ñun ñëpp incha allahu rabbi danañ bokk ci ñi nga xamante ni ñun ñooy xeet yi gën te fii ci Afrique ak foo munti dem ci àdduna bi fan ngay dem te gisoo séeréer te foo munti dem buñ tegee rangu jàmbaar yi jàpp naa ne boo compté balaa ngaa compté benn buñ munta doon premier itam wax dëgg yàlla deuxième ba moom wala troisième ba ñun lay doon kon loolu sant yàlla kon aujourd'hui loolu rek moo waral juddub séeréer rajo juddoo Angleterre Tamsir Diouf mi nga xamante ni tey moom mooy ki nga xamante ni moom moo ko initié pourtant day wax dëgg yàlla mënoon na toog rek ne man daal fii xaalis laa fi wut si naa wut xaalis mais initié na ci ay séeréer rajo def séeréer resource center nga xamante ni ressource séeréer yépp dañ ko doon def di ko dugal ci séeréer resource center boobu noonu séeréer rajo di dem di def ay émission ak ay saltige di def ay émission ak ñu baree bari ñoo xamante ni xam nañu séeréer xam nañu culture séeréer kon wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama mention spéciale à monsieur Tamsir Diouf bu loolu weesoo ñu bugg ko nag indi wax dëgg yàlla fi nga xamante nii nag foofu la séeréer juddoo ci la ma ne kat wóolu naa la ci mu jaral ma itam nag ku ne xam na ne sax nii ma toog nii nekkuma en forme mais je suis obligé séeréer moom maak moom jusqu'au dernier souffle aw ma ci damaa feebar aw ma ci damaa wopp dama ciy nekk rek kon yaakaar naa ne tey jii bu fekkente ne woo na ma ne ma yaakaar naa la ci ba tey mu yëkkati lu toll noonu teg ko ci sama loxo damaa jàpp ne man war naa def le maximum pour wax dëgg yàlla mun koo fexe mu réussir groupe bi nag comme ni nga ko waxee mooy li ci nekk dajale 50 personnes ku ne xam na ne yombul surtout nag ñoo xamante ni ñi dañoo dëkk fii ñii dëkk fële ñii dëkk fa ca des waaye nag heureusement
comprendre nañu ñun li nga xamante ni moom lañ bëgg a def te li ñu bëgg a def yépp dara lalu ko lu dul bëgg rek askanu séeréer doon number one bëgg rek askanu séeréer doon wax dëgg yàlla koo xamante ni danañ ko naw bëgg rek askanu séeréer ak culture am ak léppam doon loo xamante ni képp ku ñëw en Afrique de l'Ouest yaakaar naa ne di nga ko sopp yaakaar naa ne di nga xam ne lii kat culture la boo xamante ni ñun kenn yóbbuluñu dara donc lii mooy li nga xamante ni moom lañ doon jéem a fexe ci groupe bi yow DJ Mac dara umpu la ci umpu la ne jéego bu ne def nañ ko pour mun a dem yóbbu suñu ay artistes séeréer au Grand Théâtre loolu yëpp ngir bëgg ñoom ñu am li nga xamante ni ñoom la seeni ay moroom di am donc moom moo tax ñu def ko am nag ay bonne volonté yoo xamante ni ñoom wax dëgg yàlla commencé nañ ma woo benn ne ma loo nekk rek ñun déjà ñu nga ca ñaareel ba ñu bëgg a def rek itam rek te yàlla tax ngir dimbale seeni ay artistes. kon dafa mel ni leeral yi loolu la woon. donc leeral bi wax dëgg yàlla loolu la woon rek xanaa rek comme ni ma ko mun a waxee di woowaat ñëpp di sant ñëpp di wax ne ñëw leen ñu jàppale suñu ay mbokk ndax kat kenn amul lu dul mbokkam okii no pogum donc ñëw leen ñu jàppale mbokk artiste séeréer yi ndax comme ni ma ko waxee rek wax dëgg yàlla bu dul woon ñoom kat tey dinañ el di wax ne kat lii nii lañ ko doon defee wala lee na lañ ko doon defee mais ñoom ñoo toog téyel ñu ko kon ñu jara sant la ñu jara gërëm lañu bu ñu tolloo fii nag ci période de crise ku ne xam ne àdduna bi méttee ñoom ci seen bopp ñu arrêté complètement seen ay activité te xam nga nit mënoo cumuler ay fonctions yu dul jeex artistes yi te en général dañuy consacré wu rek ci seen ci seen artiste loolu moo tax mbir mi garaaw bu doonoon ñoom par exemple tey amoon nañ beneen mbir sax boo xamante ni ñu ngi ko doon def ñu mun a wax mais comme ñoom seen métier animé ay soirée la woon ak ñoomin seen yooyu ak i ngénte ki ñoomin lël ak et cetera bu loolu amatul loolu mooy dafa mel ni dañoo dem chômage boo xamante ni direct dootoo am benn income lenn lu lay indil maanaam tey dootoo ko am kon ku ko xam ku ko xamul xam nga ne métti na kon maa ngi woo ñëpp di santaat ñëpp rek di gërëm ñëpp di wax ne képp koo xamante ni intéressé na la rek comme ni ma leen ko waxee nii ma rappelé date bi dimanche incha allahu rabi le 22 août ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci lañ leen koy séddale ca arène Adrien Senghor dimanche à partir de 9h30 jàpp 10h incha allahu rabi may joxe ñëpp rendez-vous. jërëjëf. ay ca waaw ba léegi rek fii ñu ngi fii yaakaar na ne mooy Touba Darou cosmétique ah. business waaw cosmétique ah champion bi rek ñëw fi rek yaakaar naa ne day li ñu naan ne tombé waral ay gaax waaye ndii nag fekkee moo la ci boole avant dara dañ lay nuyu yow tamit dalal la bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan sur Lutte TV champion bi maa ngi lay ziar. waaw maa lay fay di wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi di ñaanal sama papa ak sama tante yal na leen yàlla xaaral firdawsi di wax Sénégal yal na fi jàmm yàgg loolu te wér. Sénégal yal na fi jàmm yàgg te wér waaye bu ñu jógee foofu noonu rek séeréer rajo am initiative bu ñu jëf tey boo xamante ni tey dafa jëm si wàllu social ñu koy jëmale nag si artiste séeréer yi nga xamante ni tey ñoo ne ci aar bi bu ñu nee artiste séeréer rek maanaam bàyyiwuñ lii riitikat woykat tëggkat comme ni ko léegi seen waxee tey ñu war leen defal social war leen a jox ay dons yoo xamante ni tey le 22 août la fële sa arène Adrien Senghor ban appel ngay lancé si loolu. waaw avant tout dañ leen di nuyu ba pare foofu nañu waroon a jiite di nuyu ñëpp képp kuy woy rek maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu amateurs yi simple yëpp maa ngi leen di nuyu ndax instant bi comme li may wax rek gis nga àdduna boo si nekkee yor benn métier état war na laa jàppale maanaam war na laa gesu ndax tey ji boo xoolee ñooñu benn métier lañ am muy woy làmb nañ am tëgg wala nga invité leen ceet ñu dem waaw te kenn ku ne xam ne ni confinement bi ni mu demee yooyu yëpp dañ ko bloqué xam nga lu ma lay expliqué kon nag mu metti lool si ñoom nag ñu muñ ko tamit xam ne lii ndogalu suñu borom la waaw mais nag état war na leen a gestu di si oo sama mbokki mbër yëpp bu ma limee damay juum ku nekk roi des arènes ba si suuf ñëpp maa ngi leen di oo ñu ñëw dugal si seen loxo ndax ñun amuñu lu dul làmb ñooñu lu ne la ñuy daj di daj ay coona te yàlla muñu tim fayu ñu leen lu bëri 200 000 francs lu mu mat 150 000 lu mu matul dara te boo xoolee ñoom bu ñuy ñëw dañuy indil tolloog 7 personnes wala 8 personnes wala 10 kon man lu may lancé muy maanaam sama mbokki mbëri surtout sama mbokki mbëri laay waxal nañ ñëw jàpp si affaire bi waaw dañ ñëw jàpp si bu baax a baax a baax. jàpp si social bi daal. jàpp si social bi ku si bëgg a jàpp nag incha allah le 22 août la
en Grand Yoff ñu ngi siy oo ñëpp bu ñu limee daal dañuy jum ak sama nit yu baax yi ku si mel ni Malick Gakou maa ngi lay oo si affaire bi nga ñëw dugal si sa loxo buur maa ngi lay oo yow tamit nga ñëw dugal si sa loxo ah ay ñoom góor yi tamit maa ngi koy oo mu ñëw dugal si loxoam ah ak waa Mool 8 ñëpp transfert yëpp maa ngi leen oo ñu ñëw dugal képp kuy jàppale Reug Reug rek maa ngi lay oo si bis bi nga ñëw jàpp si dugal si sa loxo. parce que dund lañ bëgg a jënd di fàttali maanaam dañ bëgg a jënd dund jox leen ko recette bu ñu am daal dund lañ ko bëgg a jënd jox leen ko. waaw loolu gën na mën nañoo am dund am tamit lu leen jàppale waale ndax dund c'est bien bon mais maanaam tey ji nit ki voilà moom laa expliqué dund c'est bien bon tey ji boo leen joxee dund te footoo leen dund rek man loolu man daan leen ndax dund ceeb ak duliñ la. day ànd ak dépense lan mooy lan. day ànd ak dépense. xanaa kenn du lekk nag ceeb ak duliñ noonu. nañu waxante dëgg. day ànd ak dépense day ànd ak dépense ànd ak tamit jàppale leen jox leen benn fond boo xam ne ñoom ñëpp waaw na gaa yëpp ñëw ñu jàpp si. rendez-vous bi le 22. le 22 incha allah maa ngi siy oo ñëpp bu ma limee damay juma ba si président Macky Sall maa ngi la siy oo suñu yaay booy yow tamit ñu ngi la siy oo nga ñëw jàpp si. Madame Faye Sall ñu ngi ko lay oo nga ñëw jàpp si te yow nit ku baax nga. si social lay dox waaw si social rek lay dox kon nag ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàpp si. ak fondation bi. lépp waaw bàyyiwuñu dara nañ ñëw ñun ñëpp ñu jàpp si waaw. waaw chaise anglaise peinture carreau lampe bu leer nañ climatiseur siwo bati la siwo bati dara fi jaarati siwo bati la siwo bati la siwo bati la siwo bati la daw leen gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam chaise anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.